RFM rajo Futur Média benn waxtu du 1h jot na sënkam ci studio Ndeye Awa Mbaye xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. ñax gu wow lakkaale gu tooy liggéeykat yi SDE gerew bi ñu nekkee tàmbali naa jural lenn ci askanu Ndakaaru ay jafe-jafe fu ca mel ne ca Wakaam askan wi ndox mu ñu yittewoo mën koo am mooy jur yooyu la jafe-jafe lu aju ci nañu koy dundee ak it ñi nga xamante ne ñoom la ñu réquisitionné ngir ñu war a maanaam wuutu gerewkat yi ana nan la mbir yi war a demee des na ko jàngat ci biir xibaaru digg bëccëg gi liggéeykatu SDE yi li ñu bëgg bokk na ci daal kër gi ñëw ngir di yore ndox mi seeni par ñu am ca lu ëpp 10% 15% la ñuy laaj ana bu ñu leen ko doon jox tey nan la war a demee ñi ci seen xam-xam màcc jëm dina ci indi tontu ci xibaaru digg bëccëg gi Guy Marius Sagna ak i naataangoom yi ñu placé mandat dépôt loolee démb la tey jii dinañ jëli siwaat ci janoo bekk juge doyen des juges ba ni nga xamante ne ji noonu la ñu kon teere ca kaso ba jëm rek ci war a toog xaar seenu bàttee am nay kuréel gu sampe boo xamante ne li ko tax a jóg mooy xeex ak bañ li nga xam ne moo di njëgu courant gi ñu ne dañu koy yokk waaye it bëgg ñu génne Guy Marius Sagna ci kaso bi plateforme boobee nga xamante ne ñu fara ci société civile geeg ñenn ñi ci kujje gi kujje politique gi kon ñoo ca nekk. Université bu Ndar étudiants yi foofee ñi ngi doon sàkku ñu fay leen seeni bourse boole ca ki liggéey ya ñu fa doote ba léegi yeggul ñu yeggale ko démb la ñu ko xam ne ci assemblée générale bopp doon nañ ko amal Ajaratu Binta Diallo maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye. yaa ñuy faram fàcceel xibaar bi ci réew li ci gën a fës. li ci gën a fës ne bokk na ne lu jege juróom-benn fukki nit ñoo faatu démb ci waaxi Mauritanie gaal gi Gambie la bàyyeekoo woon bëggoon a wutali Europe ndax Macron dafa mere G5 Sahel moo tax mu convoqué président réew yi bokk ci kuréel gi France ngir explication docteur Bakary Samb dina ci tontu. États-Unis Soudan dooraat nañu seen relation diplomatique gannaaw fanweeru atu dogo ci jamonoy Omar El Béchir premier ministre bu Soudan Hamdallah Hamdok dalal nañu ko démb ci département d'État ca Amérique. Cheikh Tidiane Diagne tàggat yaram luñ ci mën jàpp. lañ cay jàpp Ndiaye moo di wàllu football dellu ci Ballon d'Or bi nga xamante ni Sadio Mané bokkoon na si ñi nga xamante ni njortoon nañu ne war na kaa mën a jël waaye ci mujjantal furaas Idrissa Gana Gueye nag yëkkati na ay kaddu daal di naqarlu lu ni mel leneen li nga xamante daal mën nañ ko wax moo di Sadio Mané daf mel ni loolu fàtte na ko ndax mu ngay jubla ci yoonam ni ki démb nag wane na boppam ci championnat bu Angleterre gannaaw ba équipe am amee ndam ci digganteem ak ñi nga xam te ñoom la doon football di ñii di waa Liverpool wàllu championnat local bi itam danañ ko daal di waxtaanee ndorteel gi incha allah ni ki weekend bi Mbour nag am na ñetti club yi nga xam te ñoom ñoo fa daal di nekk moo di Stade Mbour Mbour Petite Côte ak Institut Jambar bu Saly ñoom nag seen bébét mooy bokk ci équipe yi nga xamante ni bi yëf yi jeexee danañ leen lim. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinañ leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee ñëw ak yéen ci gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane mooy rapport yi nga xam ne ARMP agence de régulation des marchés publics génnee na ko anakon lan moo ci war a topp ban suite lañ ko war a jox seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine kaddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg gi ak gerew bi nga xam ne liggéeykat yi SDE yi ñi ngi ci loolee nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne jur na ko bokk na ci ñàkkum ndox ñu bari ci askanu Ndakaaru daanaka ñetti fan ngi ñu nekk ci coono ngir mën a am ndox li koy firndeel mooy ca Wakaam di quartier bu nekk fii ci Ndakaaru muy góor di jigéen di mag di ndaw kenn ku nekk yaa ngi def sa kéemtalaay kàttan ngir mën a amum ndox muy nag lu jafe lool reportage Pape Balla Gueye. gréewu liggéeykat yu SDE yi mujj naa jural jàngoro askan wi yeewoo ci biir Ndakaaru moo xam ca Wakaam Fann Résidence ak yenn ci ay gox-goxaan daanaka jamono ji njàqare rek la ñuy dund. ay paan butéelu 20 litres butéelu 10 litres ay siwo lépp loo xamante ne yaakaar nañ ne mën nañ cee def ndox gu ñu jëfandikoo gàdd nañu ko di dox ay kilomètres di wër ndox moomulee mu dëkk ca quartier cité avion bu Wakaam Khady Sané coono jàpp ko lool moom nag mu ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi lée depuis 6 heures du matin ba léegi maa ngi fi xale yi jàngi nañu sangu wuñu borom kër yi dem nañu sangu wuñu defuñu dara même ndekki sax fi ma toll nii kiiwaguma ko daal tegaguma ko métti daal lañ koy dundee rek ñun ñëpp daal ñu ngi nii gis nga ñu depuis barki démb ba léegi métti daal. ñu dajeeg moom mu yor brouettam di ko puus mu fees dell ak ay butéel yoo xamante ne da cee def ndox ak coono gi muy dund moom mi di Badou Sylla mujj la xëy tey jile gannaaw ba nga xamante ne wutal way juróom bu jigéen ndox moom moo ko gënal. ñu ngi jógee si avion ba suuf mais ñu ngi ñëw ba fii nii pour root ndox loolu moom dafa métti ba couragement ba géej fële ay am na ñuy dem ba ay mamel ñii di dem ba ay feneen te loolu mënoon na ñàkk a. ma waroon xëy liggéey 8 heures mais est-ce que maa ngi nii toppal rang bi ba heure bii nii 7 heures ba heure bii maa ngi si mbedda bi gaan te tey naruma liggéey. ngeen ngay wutal ndox mi. waaw sama suñu
waa kër laay wutal ndox sama ñoom yaay. ñi nga xamante ne nag seen loxo jot na seen ginnaaw ñoom ay taxi la ñuy faral di jër ngir daal di mën a yóbbu ndox ma nga xam ne root nañu ko gannaaw wër gu metti. yaa ko gisal sa bopp kalaandoo ngay fay téeméer teg si sam ndox mu yóbbu la ko ba sa kër metti ne moom laa def. te loolu mënu leen cee dëkk. mënuñu cee dëkk moom lii moom doy na sëkk. ñu bari daal di jabali jëm ci gendarmerie Wakam gi nga xamante ne jamono ji ci réserve am bi lay jukkee ngir daal di leen di mën a may ndox ca Wakam foo tourné gis ku gàddu butéel wala paan di wër ndox gannaaw robinet yu tëj. intersyndical gi jaboote liggéeykat yi SDE yi nekk ci gerew nguurug Sénégal am ñu mu jëloon maanaam réquisitionné leen ngir ñu taxaw ba gerew bi bañ a jur ay jafe-jafe ki tolof-tolof ci askan wi donte gis nañ ne jafe-jafe yi moom am na ay li ñuy seet mooy réquisition googee ñuy wax anam ci yan anam la ñu ko mën a defee ak it bu ñu ko defee nees koy doxaleek nan la war a tëddee soxna Naata Mbay def na ci gëstu bu yaa état ndax am na sañ-sañ liggéeyloo par force ay liggéeykat yu gereew waaw bu nu sukkandikoo ci décret bu génn 1972 Abdou Fouta Diakhoumpa inspecteur du travail bu àll traité di ñu wax kañ ak naka la ñu mën a liggéeyloo ñaxtukat yooyu le décret boobu li mu wax moo di saa boo nit ñi banque seen loxo mën na noo xool ci ñooñu gereew ñenn ñi xam ne seen liggéey askan wi dañ koo soxla ndax bu liggéeyul dañuy sonal askan wi ñu woo leen ñu liggéey mais li am solo mooy bala nga ko réquisitionné da nga koy yëgal te ki koy war a réquisitionné ci décret bi mooy gouverneur. kon bu ko laajee ndax askan wi dañuy génne ab décret bu bees ngir wax ñan lañu soxla liggéey loo leen ak ban app lay doon Abdou Fouta Diakhoumpa. amul app bi kilifa gi lay réquisitionné ki lay woo ngir ngeen liggéey ci bàyyi grève bi kooku mooy joxe app bi beneen bi mooy du ñëpp la ñuy réquisitionné ndax du nit ki ci boppam la mooy nit ki occupé benn emploi benn poste de travail kooku la ñuy réquisitionné liste bi mënuma koo xayma mais ëpp na téeméer. ci gis-gisu Mamadou Diouf nekkoon secrétaire général bu confédération des syndicats autonomes bu Sénégal syndicaliste yi ci seenub dëgg lañ nekk état bi mënoon naa def kéem kàttanam ba bañ a egsi ci lii di réquisition yi. réquisition dafa am fu mu war a jaar am ay catégorie liggéeykat yoo xam ne ñoom la ñu war a réquisitionné am itam réquisition bi nu mu war a jaare ba agsi ci ñoom état mënut a wàcc yoon ba pare ne liggéeykat yi foog ngeen wàcc yoon li am solo booy liggéeykat yi nañ am seen fulla liggéeykat yi bu ñu fexe ba ñu teqal leen xajat leen ak yeneen liggéeykat yi parce que ci waxinu état ak ci doxalinam ci loolu la jublu li ñu war a def mooy jël seen responsabilité en tant que état bu liggéeykat yi amee problème woo leen ñu wuyu si leen ñu waxtaan ba trouver solution kon liggéeykatu SDE ñoom ñu ngi ci dëgg état moo wàcc yoon état mënta wàcc yoon ba pare di leen wàcc loo yoon réquisition pexe la rek pour yàq grève. jàpp ni bépp liggéeykat bu grève te ñu liggéey loola par force nga bañ yoon mën naa dal sa kaw mën nañ laa teg alamaan wala sax yóbbu la kaso ba léegi bu ñu sukkandikoo ci décret bu 1972. soxna Naata Mbay liggéeykati SDE yi li nga xam ne bëgg nañu ko ba tax ñuy ñaxtu ak di xultu moo di dañu ne société bi nga xam ne moo war a exploiter ndox mi war fee remplacer SDE la ñu leen ca jox ca pare mu di 10% duñu ko laal nañu leen ko yokkal yokkute googee la ñuy sàkku ba tax ñu sóobu cib gerew part ya ñu ca war a am ana nan lañ leen koy joxe joxin wi ci fan lay tege ñu ànd ak Mohamed Ali mu ba ciy leeral. ñun bi ñu gënal mooy ñu am baat parce que loolu mooy permettre ñun ak gouvernement bi ñu mën a peser ci décision yi nga xam ne société bi daf koy jël. nekk ci conseil d'administration am itam baat ci conseil boobule loolu la liggéeykat sénégalais des eaux SDE loolu lañ bëgg xaatim nañ loolu itam ci protocole d'accord bi ñu signé ci mai 2018 waaye nag ba léegi nii xamaguñu ñaat la ñuy am ci action yi naka noonu itam ban genre actionnariat la ñuy am ndaxte ci wàllu action bëri na ay catégorie am na actionnaire simple da ngay am bénéfice bu entreprise bi defee bénéfice da ngay am naka noonu itam da ngay am baat ci conseil d'administration bi di nga mën a voter am na itam lu ñuy woowee actionnariat préférentiel waaye foofu bénéfice yi lañ lay jox buñ koy joxee di nga bokk ci ñi ñuy njëkk séddale waaye kii di maître Massokhna Kane jàpp ni sénégalais des eaux SDE bokkul ci cas boobule daanaka société droit anonyme la moom maître Massokhna Kane avocat la am xam-xam ci wàllu droit des affaires banque ak assurance. statut mën na prévoir ni ku am par exemple 10% action am nga droit benn poste d'administrateur wala ñaari poste d'administrateur ça dépend mais li nga xam ne moo jaadu te gën a rafet te loolu la ñuy faral di gis mooy bu fekkee ay employé wu société am nañu ay action généralement dañ leen di jox au moins benn
poste d'administrateur pour que fa ñuy dogale ñoom ñu mën ko fa parce que même société yi mel ni ay SDE wala ay société Sénélec ak yooyu normalement même consommateurs yi seen représentant dañu war a am représentant ci conseil d'administration maanaam fa nga xam ni fa la ñuy décision yi di parce que décision yi yii dafay jóge ci conseil d'administration yii décision jóge ci assemblée générale donc fa ñuy dogale ñoom war nañ ko fekkee. société au Sénégal bi war a kon remplacer Sénégalaise des eaux SDE ba léegi nii taxawgul te négociation yi mi ngi continuer. Guy Marius Sagna ak yi naataangoom yoo xam ne dañu leen tegoon loxo ci manifester gox dañu ko doon def ci buntu palais de la république ngir di ñaawlu yokk gi ñu bëgg ci njëgu courant bi taxoon ñu jàppoon leen àjjuma mandat dépôt nañu leen nag démb waaye nag anam yi nga xamante ne moom lañu leen mandat dépôt ndax daal instruction la ñu jëm lu aju ci dogal boobee ñu jël ci seen kaw am ñu bari gis ne jaaduwul ndax mbir mu ni mel flagrant délit la ñu ko waroon a àtte gis-gis boobee wuuteeg lool gis-gisu ki nga xam ne xam-xamam dafa jëm ci wàllu yoon ak ni muy doxee xam la ne ngir mu dem flagrant délit wala mu dem instruction mi ngi aju ci procureur bi ndax wooyu le wàllu kon moo ca moom boppam dee su ko digal ni ñu koy defee ak ni mu ko war a defee Georges Déthié Diop ciy leeral. ñoom ñëpp li ñu leen di toppee moo di bokk ci ab manifestation bi nga xamante ne dañ koo tere waaye Guy Marius Sagna dañoo tegg ci ndodam yeneeni chef d'inculpation mu di rébellion provocation d'un attroupement et actions diverses dossier bi nag ci instruction lañ ko yóbbu ñu bëri nag jàppoon ne mbir moomee ca flagrant délit la waroon teer waaye avocat bii di Baba Diop ne demeewut noonu. am na yoon boo xam ne dañu naan yoonu flagrant délit la bu ñuy àtte ndax am na àttekaay boo xam ne moom lañ tuddee tribunalu flagrant délit mais am na aussi yenn ñaawteef yoo xam ne yoon ci boppam moo ko tuddee flagrant délit loolu nag dafa wute c'est pas parce que da nga def ñaawteef boo xam ne mën nañoo jàpp ne flagrant délit la rek dañ la war a topp ci ëttu àttekaay bi nga xam ne moom mooy tribunal des flagrant délits yoon bi ñuy toppee loolu procureur rek moo ci am ndogal moom moo xam la muy topp ak nan la koy toppee ak fan la koy toppee waaye du ne rek dañu ne infraction bi dafa flagrant maanaam bi nga koy def lu leer nañ la nit ñaa ngi taxaw gis la wala nit ñaa ngi la topp wala ci lu jege lool ñu ngi la jàpp fekk ci yow loo xamante ne ni day niroog ne yow yaa def infraction donc loolu dafa wute ak yoon bi nga xam ne moom la ñu lay toppee ndax boo ko seetloo ci wàllu crime nit mën na taxaw léegi rey nit mu leer nañ donc par définition rey boobu mën nañ jàpp ne flagrant délit la waaye nag en matière criminelle ñëpp xam nañu ne procureur mënul topp te jaarul ci juge d'instruction bi même bu bëggoon jaar feneen du ko mën ndax loi bi moo ne en matière criminelle faw nga jaar ci instruction donc xam nga boo ko seetee noonu di nga xam ne définition bi wute na ak toppin maanaam procédure bi nga xam ne moom la procureur di kii loolu moom procureur rek moo ci am sañ-sañ ndax moo xam lan lay wut ci topp bi kan la ciy seet ak lu mu ciy seet pour maanaam yóbbu nit ki ñu war ko àtte. ci mbir moomu benn nit kot moo ci am bàyyis négandiku. ñoo bañ ñoo lànk kuréel gu bees la goo xamante ne ji ña ko sos lañ ci jublu mooy xeex yokk gi ñu bëgg a yokk njëgu courant bi jibaane ko ci googile kuréel ñoo bañ ñoo lànk ñu nemmeeku ca ne waa mouvement Y'en a marre ca la ñu bokk FRAPP France Dégage ca la ñu bokk am na it yeneen i kuréel yooyu ña nga cay jàpp nee nañu danañu amal fukki fan ak ñett ci weeru décembre gi benn doxum ñaxtu boo xam ne njëgu courant bi ñu bëgg a yokk la ñu cay jibaane waaye it sàkku ca ñu bàyyi ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna ak i naataangoom yi ñu teg loxo ñu teewlu kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci Aliou Sané mooy coordonnateur bu mouvement Y'en a marre bokkit ci kuréel plateforme boobee di ñoo bañ ñoo lànk tey jii la ko xam ne ci RFM matin moo newoon gan gi. que ce soit Y'en a marre ak ñëpp ñu nekk ci plateforme bii ma lay wax mu am aar li ñu bokk am FRAPP France Dégage am yeneen ak yeneen i organisation incha allah ñu ngi amal benn rassemblement pacifique bu am solo le 13 incha allah di ci woo sénégalais yëpp parce que problème bi du problème mu Guy Marius Sagna et là je m'adresse aux sénégalais parce que c'est bien beau de dire que Guy Marius Sagna guerrier nga jàmbaar nga yaa ngi xeexal réew mi yaa ngi xeexal sa askan jaajëf waay big up Thiat oui les soldats du peuple les députés du peuple loolu yëpp rafet na waaye day am ci ay jamono nag comme fi ñu toll nii ñoom Guy Marius Sagna tey gis ngeen démb lañ leen jëlee au niveau du tribunal yóbbu leen rëbës. le 13 da ngeen def rassemblement léegi bu leen ko préfet bu Dakar bañalee lu ngeen di def ndax da ngeen koy topp wala da ngeen naan xaaruñu Guy Marius Sagna ñu fay ko borom ndaxte dañoo tere manifester mu jaral ko mu def ko yéen ba ban taxawaay ngeen taxaw boobaa. préfet mënuñu tere ñu amal marche pacifique parce que constitution moom moo ñu ko jagleel te constitution moo tiim lépp incha allah lépp li ci war ñun def nañ ko.
lettre d'information bi déposé nañ ko bu soobee yàlla incha allah le 13 dina am ce grand rassemblement là. bu ñu ko teree parce que gis nañ mbir yi ni muy demee chaque fois bu ñu ko teree lu ngeen di def bu ñu ci yeggee incha allah di ngeen ko gis. ñeneen ñu taxaw fas yéene jàppale Guy Marius Sagna ki naataango mi ñu téye ci kaso bi moo di way politique ñenn ci ñoom ñi fare ci kujje politique gi lu ci mel ne front résistance tey jii ci ngoon nee nañu daan ñu siiwal ab communiqué boo xam ne lañ cay def dana bokk ci ñaaw lu teg loxo gi ñu teg ñoom Guy Marius Sagna lu aju it ci li nga xamante ne ji moo di ay parti politique ak i syndicat sàkku nañu ci ñoom ñu yëngu nu mu gën a gaawee ngir jàppale Guy Marius Sagna kenn ca ñoom di Seynabou Wade ne woon ne jamono député di ñaaw lu teg loxo gi ñu ko teg loxo ba noppi ne xeex bi ñuy xeex ngir lu aju ci moomile mbir moom dana ca bokk ñu déglu ko ñu ànd ak soxna Awa Mbaye ci leeral. xam nga Guy Marius Sagna du chômeur ku am liggéeyam la kon xam na moom kër lan moo ciy jafe-jafe Babacar Diop professeur université la fi ci def ay étudiants la ñu donc nekkul ne ay sénégalais lambar ñoo dem di kii. ay kàddu Seynabou Wade la nekkoon fi député waaye bokkul ci benn parti politique gis-gisam yi fësal na ko ci réseaux sociaux yi ba noppi tey nag nee na pare na ngir bokk ci bépp xeex boo xamante ne ku jëg politique gi sumb na ko ngir jàppale Guy Marius Sagna ak moromam yi ñu jàpp ci kaso bi ne leen ràpp. xam nga man dama jóg rek yëngal mais maa ngi xaar moom ku jëkk yëngatu ma ànd ak yoo ñu yëngatu bu baax nag parce que nit ñi dañoo sonn il faut que moom président bi mu changé jikko nit doo xam ne nii la defoon fii dem di voter sans carte d'identité bousculer alkaati yi tey jii mu xëy suba di wax naka la ñuy joxee cër institution ministre de la république bu ñëw fël alkaati dem voter sans carte d'identité kooku mun na joxe leçon de morale ci loolu donc dafa am yu bari yoo xam ne foog ñu régler ko ci réew mi mu jeex benn yoon. front de résistance dajale ay parti yu bëri bokk ci ku jég politique gi gis ne lii jaaduwut tëj kaso ay citoyens yoo xamante ne dañuy fësal seen ñàkk ànd ci njëgum courant bi Matar Souran moom mooy coordonnateur bi mi ngi xibaar seen yëngu-yëngu yi ñu war a amal jëm ci jàppale Guy Marius Sagna ak i naataangoom. ci wàllu front bi dajale nañ commission sociale bi nga xam ne moom mooy régler problème yooyu ba dans les jours à venir tey rek war nañ dajeek yenn syndicats yi ak yenn organisation de la société civile pour xool nu ñu boolee suñu doole nu ñu boolee suñu pas-pas pour vraiment xeex li nga xam ni jàpp nañ ni dellu gannaaw la ci wàllu démocratie moo tax ñu ni nañu bàyyi Guy Marius Sagna ndax réew mënul doxe ci fitna ak ku waxee nga jàpp tëj wala nga jàpp nga bund xataal ko. Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal kon yoon da leen a teg loxo ndax dañu leen ni toppee ni dañoo bokk ci manifester goo xamante ne yoon da koo tere. soxna Awa Mbaye ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi déglu xibaaru digg bëccëg gi ci wolof benn waxtu du une heure dem na ba fegg fukki minute ak juróom-ñaar. ak RFM kumpa jeex na. Université Gaston Berger bu Ndar étudiants ya fa bëgg nañu ñu fay leen bourse yi ñu leen amel nu mu gën a gaawee nag nee nañu it lu aju ci liggéey ya ñu fa door te boobu ba léegi demul cëng dikkul mbaylaar nañu ci taxaw lu ca mel ne restaurant it bëgg nañu ñu defal leen ko fa ñoom étudiants yi loolu lépp ay xultu la yooyu ñu ngi ko becc démb ci assemblée générale bopp doon nañu ko amal ñu déglu ki jiite woon séance ba di président séance ak coordination bu étudiant yu Ndar yi Aboubacry Sall lay wuyoo am nay kàddu yooyu dénk na ko ci Fatimata Li bi nga xam ne am na ci biir université bi ci allée yi insécurité bi ci am ak li nga xam ne moom di problème restauration yi nga xam ne tey étudiants yi ñoo ngi koy jànkonteel ndax rang numéro 1 bi ba léegi travaux yi nga xam ne ñoo ngi ko ci doon def pareegul li nga xam ne aussi moo di problème d'hébergement yi nouveau bachelier yi ñëw nañ te logement yi nga xam ne waroon nañ leen livrer ba léegi livraison bi effectifagul ak li nga xam ne également moom moo di problème bourse bi moo di problème bu crucial jamono yi ñu nekk étudiants yi sonn nañ trop en réalité ñoo ngi fi depuis le 3 octobre et que depuis ñu nekk fii 3 octobre 3 novembre et bien donc qui fait que 2 mois nous sommes là sans bourse et les choses là sont difficiles donc tey nag dafa jot que direction des bourses ñu jóg pour jox ñu suñu état de paiement yi pour que ministère des finances ñoom aussi ñu fay bourse yi lu mu gën a gaaw comme nañ koy waxee rek coordination résidentielle yi dafa mës privilégié li nga xam ne moom moo di waxtaan ak diisoo waaye tamit bu ñu yeggee ba nga xam fi nga xam ni dañoo war a agir coordination des résidentielles yi comme nañ ko daan defee day agir et de la plus belle manière bu ñu xaaree li nga xam ne moo di inscription yi jeex kon amaana fii janvier la inscription yi di jeex et kon paiement yi février lay mën a am te loolu étudiants yi mënuñ xaar benn yoon loolu ndax sonn nañ trop donc tey ñun li ñu ñaan direction des bourses moo di ko ni comme ni nga xam ne ñoo ngi ko doon defee ñu def ko ñu fay étudiants yi ca teel nga xam ni balaa ñuy dem ci fernaille li ndax dinañ mën jot suñuy bourse ndax jamono yi kat sonn nañ lool. wutali Pambal ma nga ca département bu Tivaouane foofee ñi di jàngalekat yi ak ñi yëngu ci wàllu njàng mi dañoo amuk jaaxle ci gone yu jigéen yi ak seenum njàng li leen jaaxal mooy gone gu jigéen guñ ci teelu ta maye teel nga ëmb ba sam njàng daal di dakk mu di lool nag ci seen bëgg-bëgg daal buñ ci jëluli matuwaay mën na andi gàllankoor ci avenir u xale yu jigéen yi looloo taxoon ñu daje doon ca waxtaan Cheikh Anta Diop.
Pambal di ab commune digganteem ak Tivaouane toll ci fukki kilomètres dëkk bi de am nañu tey ji ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu njàng mi jigéen ñi dañuy teel a jël ëmb ñu ci bëri dañu leen ne teel a maye ñuy sëy te loolee ñu ci bëri nee nañ gàllankoor la ci njàngam jigéen ñi Maïmouna Faye moom moo jiite association des parents d'élèves nekk ci lycée Amartine bu Pambal. muy mariage précoce yeeg ak yeneen ak xale yu góor yi tamit di leen jéem a kii daal njàng bi bëri na élèves yoo xam ne jàngatuñu premier centre bi fii la daan jóge mais dem nañ ba léegi vraiment xale yi comme éducation bi daal moo dafa wàcc bu baax a baax a baax. Soxna Diop di proviseur bu lycée bi wax na ñoom ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir gën a ñaax nag waajur yi waaye nag nee na dañuy faral di am ay jafe-jafe. yoo xam dañuy dem ba ci digg année bi ñu am doom wala ñu dem ba ci digg année bi bàyyi ñii parce que dañ leen a maye wala ñii dañoo am doom mënatuñoo dem mënuñu yor seen doom di demaale école donc cas yooyu daf ciy bëri parce que élève bi moom dafa at bi ko jiitu moo jëloon première ci classe bi léegi bi ñu nee ba ci digg année scolaire bi ay waajuram daal di koy maye mais bi ñu gisee résultat premier semestre bi moo jël ndaare. Léon Ñaw ñing mi nga xamante ne moom it ci lycée bii la jàngee moom it nee na am njàng de tey jii am na solo ba dañ cee war a ñaax bu baax nag ndongo yi. njàng lu am solo la kon ñun ñëpp bu ci booloo rek dina baax. ab waxtaan nag ñu amal ko nag ngir fexe nag ba gindi waajur yi gindi élèves yi ndax nee nañ doomi Pambal dañoo bëgg ñu jàng ëllëg am xam-xam ngir mën a yor seeni waajur ak taxawu seen dëkk bi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta bàyyeekoo Kees wutali Tambacounda foofee moom lenn ci askan wi jàngoro yi sibiru mooy li leen ëlëm sonal leen ne def nañu xayma bi moo di daaw di 2018 ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti junni doomi aadama yi nga xamante ne ji ñoom la ñu gis ci ñoom jàngoro yi sibiru ji téeméer ak juróom fukk ak ñaar ya dañoo faatu mu di lool gis nañu ne ku ne war na cee taxaw daal ngir mu daal di dakk te jàpp nañu ne pexe mi ngi mën a jógee ci campagne bi nga xamante ne ji war nañu ko lancer di zéro palu je m'engage maanaam dogu naa ci sibiru bañ fee am Moussa Oumar Gueye. ci diwaanu Tambacounda ci at mi ñu génn lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñaari nit faatu nañu li leen rey moom mooy feebaru sibiru Omar Mamadou Balde gouverneur bu Tambacounda. 178 000 cas de palu ont été recensés ci suñuy structure sanitaire. Malheureusement aussi 158 cas de décès te ñi ci gën a bëri nekk ay xale vraiment donc ñàkk nañ leen ci feebaru palu bi. loolu buñ la ko wonee xam nga ne waruloo toog croiser les bras. am na benn projet bu yées peq boo xam ni indi nañ ko ci Tambacounda fii léegi diiru ñaari at ñoom itam ñu dugal seen yoxo ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum paludisme Aminata Sarr moom mooy directrice bu PAS ñoom ñi nga xam ni ñoo yore programme zéro palu je m'engage. juste districtu Tambacounda mu nekk gis ngeen ko ñaar fukk ak ñetti poste de santé dekk ci ñeenti commune intervention boobu bëri na bëriwul buñ ko xeeb loo gis benn jéego lay commencé bu ñu commencé noonu mën nañ dem ci biir. docteur Doudou Sène mooy coordonnateur programme national bi xeex lépp lu jëm ci wàllum sibiru mi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo yore collectivité territoriales yi muy maire yi ak président conseil départementaux yi rawatina ci diiwaanu Tambacounda Kolda ak Kédougou ñoom itam ñu dugal seen loxo ci xeex bi ndax ci boor bi gis nañ ni feebaru sibiru daf fay am doole lool. leneen lu ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñoo toogal nguur ñu ngi ñaawlu sànke yi muy moustiquaire imprégné à longue durée d'action dafa am ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci wàllum mbayum ndër bi dañ ko waroon jëfandikoo ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum sibiru Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. RFM bitim réew Ajaratu Binte Diallo lay dalalat maa ngi lay nuyuwaat soxna si. fayaat la bu baax Mohamed. ñu doole ko jëye ji mu di lu ëpp juróom fukki doxande maanaam migrant yoo xam ne dañoo faatu ci waxi gànnaar yi. jëye ji nag mi ngi am démb ci guddi ab gaal goo xam ne dafa yaboon ay doxandeem ni nga ko waxee ay migrant téeméer ak juróom fukk ña nga jóge woon Gambie bëggoon a wutali tugal waaye nag gaal gi mujj ta yegg dafa suux ña faatu ca saasa toll nañ ci juróom fukk ak juróom ñett dañuy dem Nouakchott fekki fa Mohamed Diop. genn gaal gu yeboon lu toll ci téeméer immigré ak juróom ñett fukk nag moo suux ginnaaw bi mu mbëkkee benn xeer l'accident bi mu ngi amee ci Nouadhibou ci bët gànnaaru Mauritanie juróom fukki nit ak juróom ñaar nag ñoo ci ñàkk seen bakkan di néew yi ñu jot a sax génne am ñeneen toll ci juróom ñaar fukk ak juróom ñoom jot nañ leen a génne ak bakkan ba noppi yóbbu leen ci centre bu ñu mën a dal jox leen tam lekk ak yére ak mbaaj yu ñuy sàngoo njort nañ nag ne am na ñu des ci ndox mi des ci ak bakkan sax ba tax fi mu ne ñu ngi wéy rek di leen wër immigré yi newoon ci gaal gi nag bokk ci ay jigéen ak i ndaw yu toll ci ñaar fukk ba ci fanweeri at li ëpp ci ñoom ñu ngi bawoo Gambie bu ñu sukkandikoo nag ci kilifaay Mauritanie ñoom nag seen mébét moo doon rek joti Espagne Mohamed Diop Nouakchott
RFM. jaajëf Mohamed Binta njiitu France convoqué na G5 Sahel ngir indi leeral mais fu mu bëgg leeral jëm fa lu xew. waaw ndax moom dañuy tudd réewam ci ñoom ñoo indi daal jiixi jaaxa ci biir réew yi nga xam ne bokk nañu ci Sahel bi ndax gis nañu lu xew ca Mali ak ay Burkina Faso ay attaques yu baree bari te nag soldats français yi nekk fa moom nee na nag bu ñu yàq deru réewam moo tax nag mu convoqué G5 Sahel fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre bii ñu nekk ngir ñu ñëw France. expliquante waaye nag dafa mel ni loolu bu ko defee dina gën a yokk xar mi kawar dañ ciy déglu docteur Bakary Samb mi ko wax. déclaration bi nga xam ni njiitu France def na ko fan yi dafay am lu muy wone fan yii passé dama bindoon benn article li ci wax ni tey jii fi ñu toll ci réewu Sahel yi muy Mali muy Burkina dafa am jiixi jaaxa bu am mooy waa communauté internationale ni ñu gisee affaire terrorisme ak ni ñu koy traité bokkul ak ni ko population locale di gisee population locale yi dañuy sentir ni am na présence militaire bu am solo bu nekk seen wet waaye nekkuñu en sécurité loolu la indi benn réeroo ci gisin bi mooy ñi nga xam ne ñooy président wu réewu africain yi suñu demee seen réew dañ leen naan yéen ay jaamu France ngeen wala ngeen topp France wala li ngeen di wax nii dañ leen ko dicté ci kaw buñ demee ci instance internationale yi aussi lañ fay wax aussi du méngoo ak li nga xam mooy réalité terrain bi ku ne gis na li Salif Keita wax fan yee gis na aussi li ministre de la défense Burkina wax loolu dafay delluwaat rek ci li ma tuddee le conflit de perception du conflit waaye kaddu yi ni ko Emmanuel Macron yëkkatee ci benn ton boo xam ni mënoon naa gën a nooy loolu ba pare convoqué leen pour ñu ñëw po yaakaar naa dina gën a pousser dirigeants africains yi tamit ñu gis seen bopp wala aussi bu ñu delloo seen population yi du ñu xam lu ñu leen di lay lu dul day continuer di jëmbat ci xel yi ni suñu njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci région Sahel bi France moo leen dicté la ñuy def te loolu baaxul ci li nga xam mooy lutte contre le terrorisme nga xam dafa waroon a boole ñëpp parce que problème la boo xam ni fa mu nekk rek du fa yam day law ba indi jiixi jaaxa ci yeneen réew yi nga xam ne ñoo dend ak Mali ak Burkina Faso. docteur Bakary Samb njiital Timbuktu Institute du moom la. waaw moom jëflante ci wàllu diplomatie bi ñagasoon diggante États-Unis ak Soudan mu mel ne kon yëf ya delluwaat na ca jàmm. gannaaw fanweeri atu diggante bu ñagas ci jamonoy président Omar El Béchir États-Unis ak Soudan dañoo bëgg nag delloowaat mbuum sa mboy ga bu ko defee États-Unis mu ni dina envoyé nu mu gën a gaawee ambassadeur am ca Soudan. premier ministre bi nga xamante ni moom moo jiite gouvernement de transition ba nekk ci Soudan ñi ngi ko dalal nañ ko démb ci département d'État bu Amérique Soudan nag xanaa ñu fàttali ko ne moom dañ ko classé comme réew boo xam ne daal dafay jàppale terrorisme ci jamonoy El Béchir la woon ba mu dalalee Oussama Ben Laden ci année 90 yi lu ci mën a am mooy ne Soudan daal lu mu bëgg mooy ñu jëlee ko ci liste boobu nu mu gën a gaawee États-Unis nag joxe na ci accord de principe. nga nañu delloo mbuum. ca mboy ga jërëjëf Diallo baal nañ la ko ñu dem Maroc ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund sabab li moo daa mel ne borom xam-xam ñooy roñ ñuy génn réew ma génn nañu réew ma loolu la ñuy wax fuite des cerveaux moo tax nag entreprise France yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bugguñu nag ñoom tam ñàkk seen ay ingénieur wala ingénieur yu réew ma dañuy daal di organiser wu rek ci seen biir reportage ca Casablanca Khadim Mbaye at mu nekk lu tolloog juróom-benni ingénieur ñooy bàyyeekoo Maroc dem bitim réew di fa wutee liggéey mu nekk nag loo xam ni day am ay njeexital ci wàllu koom-koom entreprise yi bàyyeekoo bitim réew ci mel ni française ñoom nag ñi ngi jël seen matukaay ngir mucc ci lu ni mel te noone le chambre de commerce française bu Maroc daal di lancé benn programme boo xam ni da koo ñeel métier ñu duppee métier du futur Philippe Eden Klein moom nag moo jiite chambre de commerce bi. Alors la pertinence de la démarche, d'abord il y a une demande des entreprises installées au Maroc sur ces nouveaux métiers. Donc nous, notre rôle, c'est de former, d'accompagner les entreprises, d'accompagner les étudiants. On a un partenariat qui est très profitable avec l'ANAPEC, qui nous recrute, qui nous sélectionne des jeunes et sur lesquels on fait une formation et on leur offre une embauche à la sortie de formation. ANAPEC ñu koy méngaloog pôle emploi ambassadrice bu France ci Maroc di Hélène Le Gall di rafetlu liggéey bi moom nag mi ngi xamle ni lu nu gaaw mu xepp ndax bëgg-bëgg yi dafa jàmp lool. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais en même temps il reste encore beaucoup à faire. Il y a aussi bien dans les formations universitaires que dans les formations plus professionnalisantes comme celle-ci, parce qu'en fait aujourd'hui toutes les entreprises, qu'elles soient marocaines ou qu'elles soient françaises installées au Maroc, elles ont besoin d'employés qui utilisent ces technologies. bu ñu xamul nag ñaata ndongo ñoom ñooy génnee ci promotion bi li wër te wër rek moo di Maroc fas yéene naa formel tolloog 6000 ndaw ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu xarala yu bees yi programme bu ñu taxawal weer yi rek ñu weesu
Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. léegi nag balaa may dem bëggoon naa nga wax ma lu ñuy wax buum ca mboy mboy nga. buum ca boy boy ba. maanaam boo jëleem xar wala mbaam takk ci tànk bi. bu yëngatu. day dem ba day booy. waaw léegi boo ko tekkee booy la ñuy wax booy booy. voilà bu tàmbalee déconné waat nga jëlaat buum gi yeewaat ko fa booyoon. waaw bu yëngoo mu metti mu toog. ñu naan delloo buum ca boy boy ba. jërëjëf. Tidiane Diagne. waaw Ndiaye faaw ñu delloo si waat wolofal ci kër gi. waaw da cee baax wolofal. faaw ñu delloo si waat. waaw amoon na fi njëriñ de. mi ngi noonu de mi ngi noonu. ànd ak yow ci tàggat yaram waxtaanee wàllu football ak ballon d'or bi ñu xañ Sadio Mané mu mel ne yëf yi dafa jaaxal bu noppi sax metti ki nga xam ne moo di Idrissa Gueye Gana. waaw moom yëkkati na yooyu les kaddu gannaaw jongante gu doon dox démb ci diggante équipe am di Paris Saint-Germain ak ñii di waa Nantes moom nag la mu xam ne neen daal lu mu gàtt Sadio Mané waroon naa mën a bokk ci li nga xam te daal moo di podium bi ñu déglu Idrissa Gana Gueye. je l'ai dit je crois waaw waxoon naa ko xanaa dañ koy bamtuwaat rek ci li jëm ci mbirum Sadio Mané ci ballon d'or bi ndax 4e place bi man dama jàpp ni du place bi nga xamante ni war na fa mën a nekk bu ñu xoolee ci li nga xamante ni jot na ko def ci équipe nationale bu Sénégal ak itam ci club am di Liverpool donc wax ji daal mi ngi noonu daal mais daal jàpp naa ni lu mu gàtt Sadio Mané war na mën a bokk ci li nga xamante daal moo di podium bi waaye mi ngi noonu daal mi ngi noonu. il méritait amplement sa place. kooku di Idrissa Gana Gueye daal di yëkkate yooyu le kàddu mu mel ni ki kon bokk Sadio Mané googu la déception fàtte na ko ndax démb wanati na boppam ci championnat bu Angleterre jot naa dugal ba pare jot a joxe ñaari passe décisive ci équipe am bii di Liverpool mujj am ndam ci jogante bi nga xamante ni moom la doon amal démb ñu ànd seek suñu naataango di Alassane Seck foofu la ca Londres. Sadio Mané wanati na boppam ñi yaakaaroon ne ballon d'or bi mu ñàkk ci kanamu Lionel Messi Van Dijk ak Ronaldo dina ko jaxase juum nañu. ndaxte démb ci guddi wane na li ko soxaloon mooy match bii nga xam ne mooy Liverpool bi doon dajeek Everton ci match boobale équipe am Liverpool gagné na Everton 5-2 Sadio Mané ñëw dugal benn but joxe ñaari but loolu rek wane ne saison football bi ba mu commencé ba léegi Sadio Mané fa mu jàpp bàyyiwu ko loolu rek dafay wane ne ma ngay convaincre ñi bëgg football ci àdduna bi yépp loolu it wane na ne doomu Sénégal bii liggéey bii muy def ci Liverpool moo tax équipe am ba léegi ñu ngay wëy di féete ca kaw a kaw. Alassane Seck correspondant rajo Futurs Médias ca Londres Cheikh ñu waxtaan tey jii dinañu wala boog ci week-end bi daañu door championnat national football mu mel ne kon Mbour da cee bëgg a gën a fës. waaw ñoom nag nañoo am ñetti équipe yi nga xamante ni dañ daal di yëngu ci wàllu Ligue 1 bi moo di Stade de Mbour Petite Côte ak Institut Diambar bu Saly seen mbébét mooy fexe ba bokk ci équipe yi nga xamante ni bu saison bi jeexee danañ leen lim ñu ànd si Abdourahmane Diallo. lu may juróomi fan a des laata championnat bu football Ligue 1 sénégalaise di commencé Stade de Mbour fi mu ne nii di xamle ni lu jëm ci wàllum saison bi pare nañ ko li ni mel sax a tax am nañu entraîneur bu bees Cheikh Gueye moo daal di remplacer Youssouf Dabo. ça fait 6 semaines. juróom benn semaine a ngi nii am na ñu bëri ci équipe bi ñu ngi doon entraîné wu ak ñoom ci ñetti semaine mun nañu wax ni ñu bees ñi jot nañoo entraîné ñu ak ñoom donc mooy wane ni ñu ngi ci forme jamono ji nii football doon na mbir mi nga xam ne ku ne mën na gagné. ni ma doon def ci club yi nga xam ne yooyu laa jógee noonu lay defaat fii objectif bi moom mooy match bu nekk ñu waajal ko puis ñu am taxawaay bi nga xam ni moom mooy tax pour ñu gagner. beneen club bu ne ci Mbour mooy Mbour Petite Côte di club bi nga xam ni sax Mbaye Diouf Dia moo ko jiite ñoom it am nañu ku bees ku toog seeni banc Victorino Mauri di wax lan mooy objectif am italien bi sax commencé na recruter ay joueurs. Mbour Petite Côte mooy nekk sama première expérience fii ci Afrique ci ab club Chine laa jóge woon yàggul bi ma ñëwee am na retard yu ndaw yi nga xam ni am nañ ko mais fi mu ne nii ñu ngi entraîné wu suba ak ngoon suñu objectif mooy fexe ba nga xam ni xale yi dinañ ñu dugal esprit professionnel ci ñoom ndax sax bu ñu mënee dem Europe ak feneen ñu am beneen taxawaay bi nga xam ni moom mooy lu gën. ren ji nag ñetti club yu nekkee ci département bu Mbour ñoo bokk ci Ligue 1 bi waa Institut Diambar bokk nañu ci club yi nga xam ni ren ji yëg nañu Ligue 1 seen objectif bu njëkk mooy fexe ba bañ a wàccaat. ok Abdourahmane Diallo ci diwaanu Mbour doon wax ci ñetti équipe bu Mbour yooyu li nga xamante ni dañu daal di yëngu ci li nga xamante ni moo di Ligue 1 bi ñu nar kaa door ni ki week-end bi jàppale ni sax lu jiitu loolu Ligue sénégalaise de football professionnel di kuréel bi nga xam te moom lañu daal di dénk lii di football professionnel bi fii nii ci Sénégal ni ki ëllëg ci ngoon danañ amal ab conférence de presse laata nag ñuy daal di sóobu ci jongante yi gaay maa ngi lay gërëm di la sant Cheikh Tidiane Diagne. benn waxtu du une heure fekk ñeent fukki minutes yegg si nañu ci pëj bu mujj bi ci xibaaru digg ba ca gi mu di gis-gis ban ngeen am ci suite bi ñuy war a jox rapport yi 2017 bi bu autorité de régulation des marchés publics ñu waxtaanee ko ñoo ngi ci waxtaan wi ak Mamadou Seck maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay. fàttali ñi déglu ne expert consultant en bonne gouvernance nga yaay it directeur général bu cabinet Synapsis Consulting weneen wàll wit ñoo ngi ci ak Sadikh Niass sëñ Sadikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. secrétaire général bu RADDHO di rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme kuréel la guy xeex ak yelleefu doomu aadama baal ma dooree waxtaan wekk Mamadou Seck ci sa gis-gis yan suite la ñu war a jox rapportu ARMP 2017 yi. alors suite yi déjà nañ jàpp ni 2017 il y a 2 ans là waroon nañu mën di actualiser et que at mu jot ñu produire rapport yi dina permettre ci diggante bi imaginer koo xam ne kii defoon na ay jéye ci session ba ñu jox ko benn station boo xam ne bii sax peut-être mën na bénéficier de privilèges de juridiction kooku dootuñu ko mën a topp wala boog topp bi dootul yomb looloo tax ñu soxla at mu jot rek ñu gérer exécuter mën a xam ku nekk ci fan nga mën a taxaw bu sanction di am mu am beneen élément bi mooy sanction mën na nekk positive comme mën na nekk négative mën na baax comme mën na doon safaan wa bu ko defee dina encourager sax ñi nga xam ne ñii bëgg nañoo jubal ñuy jubal ba saa yu ñu leen jugé ñu neexal leen loolu la maintenant suite bi évidemment suite judiciaire la waroon mën doon am na suite yu bari mais en l'occurrence ici waroon na mën nekk ay sanctions yoo xam ni ku ci jalgati rek ñu mën laa teg ci yoon rappeler la à l'ordre et cetera bon maintenant difficulté bi mooy souvent aussi ñi koy def ñëpp dañuy jege acteurs politiques yi wala boog ñu doon acteurs politiques ba jege pouvoir en place de sorte que gérer dossier yi du yomb ndaxte day fekk quand même nit ki am fu mu far ba pare te foofu mu far nag ñu koy jàppale on a vu l'histoire de Khalifa Sall comment ni mu terminé en un temps record géré nañ ko vidé ko dem appel dem cour de cassation tout ça lu ñu mën a wax ci aspect technique du dossier boobu nga xam ne bii sanction da cee am soubassement politique amoon na ci. ñu bëri jàpp nañu ne ñiy def rapport yi lu ñu mën di pragmatique ci seenu doxalin politique dafa maanaam da cee laxasu ba ñaare rapport yooyu bu ñu ko defee du génn fa ñu ko maanaam dara du ci topp. dara du ci topp lii en fait du lu bees xam nga su Wade on a mené un grand combat d'ailleurs par exemple lu ci mel ni toutes ces instances de contrôle là ñu ciblé ci woon entre autres la commission nationale de lutte contre la corruption nga xam ni moom mënul woon autosaisir mënul saisir la justice lépp dañ koy actionner rek présidence moo koy actionner te bu paree rapport am commission booba da ko doon jébbal président mu xool nu mu ko neexee mu def ko Macky Sall ñëw ni non léegi dañuy corriger de sorte que OFNAC on passe de la commission nationale de lutte contre la corruption à l'OFNAC jox ko ay pouvoir et cetera malheureusement à l'arrivée on a vu que premier rapport bi mu njëkk a génne le porte-parole même de la présidence moo ñëw ci télé bi mais yàq présidente bi mel ni xamee ba gis nañ ni mu mujjee président de la République cette présidence là donc ça veut dire que la réalité li tubaab bi doon wax saytukat bi la continuité dans le changement maanaam même pratique yi la ñu perpétuer rek tout changer pour que rien ne change dañu daw njëkkantu ni bëgg nañoo soppi mais dans la réalité soppeeku amu ci te loolu nag moom vraiment moo dina xaw a gàkkal présidence su Macky Sall vraiment. Mamadou Seck jërëjëf. ma des ci waxtaan wi ak Sadikh Niass sëñ Sadikh dégg nga Mamadou am nay point yu mu fi jukki bokk na ci ne li tax duñu koy lijjanti ci tàng bi maanaam rapportu 2017 ñu bàyyi ba 2019 soo koo génnee kon kañ la ñuy génnee ba 2018 beek bu 2019 bi ñu nekk kañ lay sotti loolu lépp bokk na ci li mu wax dem na it ba leeral ci ne ñaare ñi nga xam ne dañ leen di tudd ci jalgati dañuy amee yeneen ndombay tànk yoo xam ne topp leen du yomb mais tey boo doon joxe xalaat tey rapportu ARMP yi surtout bii génn nii yan suite la war a am. waaw li mu wax ni dëgg la dafa nekk ne rapport yi tamit dañ ko war a génne à temps li ñuy wax ñu génne ko ci waxtu bi mu waree génn nga xam ne dina am njëriñ ndax fu mu ne nii loo xam ne ni day mel ni histoire bu ñuy raconter la diw jëndoon na fi béy daaw jéeg nangam yooyu day fekk comme nu mu ko waxee nit koo ko defoon ko sax xamatuñ fan la nekk léegi dañ ko war a def ba nga xam ne bu waxtu bi jotee rek ñu génne bu ko defee mu am njëriñ bu ñu waree jalgati li mu wax jubbanti ko ci waxtu ba li nga xam ne nag wax na ko tamit mooy li nga xam ne politique yi ñoom ñooy ñëw dugg ci daal di yéexal wala ñu nasaxal liggéeyu corps yooyu nga xam ne dañ leen teg pour ñu contrôle corps yi bëri na baax na fait ñu créer ay corps OFNAC IGE ARMP yooyu lu baax la waaye bu ñu leen dooleelul tamit du am benn njëriñ dañ leen war a jox gëdd jox leen doole bañ a jël rek ne ñoom ñu ngi ci nguur bi alors ñii
bu ñu neexee ñu topp leen bu ñu neexee du ñu topp loolu dafay nekk day indi xel ñaar ci askan wi. kon da nga gis ne volonté da cee des. voilà day manque de volonté boo xam ne nii alors wala ñu nasaxal leen ñu génne seen rapport ba pare ku jógee fële wax lu ko neex jógee ci nguur gi ne noo ñii dañuy maanaam dañ leen di doyal loolu la ñuy wax ne day néewal doole koor yooyu ñu jox koor yi bu ñu génnee seen rapport et puis jalgati bi su demee ba nga xam ne dafa nekk jalgati boo xam ne dafa fës ëpp dayoo war nañ ko mën a yóbbu ba ci yoon am na yoo xam ne nag ñoom am nañ pouvoir contre def ko sanction administrative jubbanti ci wàllu marché bu ñu naroon joxe ñu bañ koo joxe yooyu waaye bu demee ba passé ba nga xam ne gis nañ ñu ne lii jalgati bi dafa ëpp dayoo dafa fees bët loolu dañ ko war a poursuivre ci justice. mais ndax waruñoo bàyyi xelit benn doxin ndax dégg nga sànq Mamadou Seck li mu wax mooy mën na am ay conséquences négatives comme positives ci nan mooy bu fekkee da nga jalgati ñu rëq sa ndigg bu fekkee da nga teg lépp ci yoon ñu jël la en exemple bu cay neexal sax waree ñu def ko est-ce que bu ñu prioriser woon côté boobee du tax maanaam du wàññi jalgati gi. loolu kay lu baax la bu ñu sanction yi dafa war a nekk ñaari boor yëpp bu dee ku jubal baax nga xam ne kii gis nañu ne lii moom daf ko def lu baax la dañ ko war a féliciter. bu lakkee sax ñu takkal ko médaille ba ñëpp xam ne lii mooy yoon loolu tamit day wàññi jalgati bi ñi nga xam ne nag jalgati nañ ñu teg leen ci yoon loolu defe naa bu ñu ko defee ci la koor yooyu di am njëriñ waaye koor yi bëri ba dee te seen rapport dañ koy xool nu leen neexee lañ koy doxale loolu tamit doonul loo xam ne ni dina indi bonne gouvernance ci réew mi. mais ñiy def rapport bi seen doxalin parce que léeg-léeg nga gis ku ñu waxal dara ci ëllëg sa mu génn weddi ko mu mel ne dafa mel ne bu ma mënee wax baatu crédibilité dafa mel ne seen crédibilité aussi dese naa taxaw. waaw xam nga loolu moom laay wax léegi bu dee ñoom may nañu rapport yooyu ba lañ koy def war nañu déglu ñëpp war nañu déglu ki nga xam ne moom la concerné ñu joxe version bu ko defee ñu boole lépp door a def seen enquête mais enquête la rek boo xam ne nii. comme li ñu wax bu ñu koy yóbbu ci waxuñ ne dañu jàpp nit ki tëj mais dañ koy yóbbu ñu gën a xóotal enquête yi bu laajee instruction bi ñu def ko ba nga xam ne di wax na di weddi na loola justice moom yoonam moo ci nekk mu daal di def enquête bi leeral ba nga xam ne gis nañu ne kii li ñu ko doon tuumaal moo ko def ñu door ko yóbbu àtte bu dee nag gis nañu ne comme lu mu wax moom dañ koo tuumaal rek wala sa enquête bi ni ñu ko doon def baaxul ni ñu ko defee baaxul boobaa tamit yoon dina ko leeral moo tax lépp daal bu demee ba fës ëpp dayoo dañ ko war a yóbbu ci yoon ñu gën koo leeral parce que dañuy gën a leeral parce que enquête bi rek du doy pour ñu yóbbu ko noonu waaye day nekk loo xam ne dina ubbi buntu pour ñu gën a leeral ci wàllu justice ci wàllu yoon loolu mooy li nga xam ne moom moo mun a indi saafara ci loolu ndax mun nga wax kee weddi waaye bu ñu bàyyee nag ki nga xam ne moom moo nekk au pouvoir aussi am na doole yoo xam ne nii may na ko mu dem fu ko neex weddi ñële amuñu possibilité aussi di keesante day indi ay problème moo tax bu dee daal gis nañu ne jalgati bi ñoom rapport bi def nañ ko ci méthode bu baax ba génnee ne liw dafa jalgati bu fës bu ëpp dayoo dañu ko war a topp ci yoon def ko instruction ba nga xam ne dina gën a leer te ñooñu di def instruction day nekk ñoo xam ne bokkul ak ñi defoon rapport bi ba nga xam ne mbiri dina gën a leer waaw loolu mooy yoon. jërëjëf Sadikh Niass maa ngi lay gërëm bu baax